jot a for mooy artistes yi ak itam yàgg nañoo organiser hommage à Ndiaga Mbaye bi fi mujj a def jamonoy président Abdoulaye Wade la kooku moom lu bon bon xamoon na ci culture dara doon na jàppale culture ndax wax dëgg yàlla bi nga xamee ne defoon nañ fi benn hommage à Ndiaga Mbaye Sorano lépp participer na ci moom président ak ministre de la culture yooyu jamono Modou Boussoley moo fi nekkoon kooku doonoon na koo xam ne wax dëgg yàlla xamoon na ci culture bi lu bari ndax wax dëgg yàlla artistes yëpp ko jooy artistes yëpp jooy nañ Modou Boussoley pour ñu amaat ministre bu mel noonu moom néew ma duñ ko gaaw am de waaye dina jafe trop ndax xamoon na tuddewuñ ko monument tuddewuñ ko ruelle man sama bopp naa mooy li ñu def nii rek waaw mooy li ñu def nii buñ ko defal revue de presse defaluñ ko hommage ay ñun ñu def ko waaw kon nag defe naa ne lu kenn man ñaara ko dàq bu ñoom buñ ci jowoon seen loxo dina gën a dina dépassé fii ay dégg te aussi nag moo wax leen dëgg ñun artistes yi nekkuñu benn waaw bu ñu booloo woon defe naa ni duñu kii artiste du feebar ñu du ko katal wala muy def lu demee nii te artistes yi teewuñu léegi ne waroon naa fekk ku waxuma ne yëg waaye ku ko dégg ku ko yëgal ku ko yëgalu ku ko dégg waroon ngaa mën a déplacé wu ñëw dégg nga toog sànni sa grain de sel waaye artistes yi boo gisee lii di leen dal bu ñu deewee kenn du leen lijjanti kenn du leen toppatoo bu ñu feebaree ñu leen katal yu demee nii la ndax déggoowuñu boolewuñu waaw noonu la mbir mi demee waaw kon defe naa Pape mën nga ci mën a am loo sànni waaw ba ca kanam. waaw xam nga loolu aussi ba léegi dafay ci am droit ndax li tax mooy man côté bi ma xaw a féete man côté doom laa féete ndax tey jii moom ak sam papa ak ñeneen artistes yi nga xamante ni dañ fi nekk ñoom génération Ndiaga Mbaye lañ donc man doom laa côté boobu xëy na peut-être moom mën na ci wax mais man côté bi muy war a mën a waxee mooy côté bi nga xamante ne bii ñun dañu war a def loo xamante ne bii li ministre de la culture war a def ci Ndiaga Mbaye te def ko ñun dinañ jóg ak suñu volonté bu ñu jot a am def lu nga xamante ne bii ñoom dinañ xam ne kat bien que ñoom ñoo waroon def li mais xëy na peut-être defuñu ko mais enfin doom yi xëy na peut-être may nañu possibilité bu nga xamante ne bii mën nañu leen dab parce que sama papa doon na expliquer ne du ma sosal kenn waaye ku def ma eggalil la donc ñu sos ñu xam ne ñoom xëy na peut-être war nañu def mais def ñu def ñu jàpp ci donc côté boobu mu expliquer dama ko koy nangul parce que ñoom génération boobu lañ mais génération bi ñu toll nii ñu dañu jëm bëgg a fexe au lieu que ñuy def benn réplique boo xamante ne bii ci kaddu la dañu koy jéem a def taxaw imposé wu ba ñu xam ne kat kii kon dafa laaj loxo je crois que ñun foofu lañ taxaw xam nga culture aussi wax dëgg yàlla dafay lu nga xamante ne bii mënoo en fait mënoo def loo xamul mënoo wax loo xamul mais en tout cas ñun daal li nga xamante ne bii ci lañ nekk mooy jéem a fexe essayer li nga xamante ne bii moom la Ndiaga Mbaye doon dund bien que mënuñu dund sax exactement li nga xamante ni moom la doon dund parce que moom la ñun la mais au moins dinañ jéem a def lu nga xamante ne bii dinañ xam ne kat doomu Ndiaga Mbaye au moins ñu ngi jéem a góorgóorlu pour que jéem a valoriser li nga xamante ni moom la fi papam bàyyi immortaliser Ndiaga Mbaye ba bis boo xamante ne bii dinañ xam xel ne kat kii dañu war a vraiment jëmmal statut boobu parce que man Ndiaga Mbaye je crois que ni même booy wax te tuddoo ko sax sa xol dina ko tudd parce que mënoo wax musique sénégalaise ba pare te tuddoo Ndiaga Mbaye même bu ko sa laa mun tuddul sax sa xol dina ko tudd sa xel dina ko tudd loolu rek doy na. ñooñu peut-être génération El Hadj Faye la parce que ñoom ñoo doon ànd ak góor gi man kii sam papa la sama lépp la mais sam papa xamoon na sama diggante ak moom ba su ko mësaan soxla sax daf may woo ma ñëw mu ne ma kaay mu ñëw mu ne ma dama bëgg nga dem indil ma El Hadj Faye ma ne ko non man El Hadj Faye xaw ma fan la nekk de papa. gaaral ci digg bi rek. waaw non attends. moom masaan a fàq waaw. jaar ci rek amul looy ndëb man dama bëgg a dégg njaago duma tax a sant Mbindi mbaa bu ministre. waaw d'accord wax bu jotee damay jaar ci digg ba. waaw mais xam nga. waaw mais daf may wax ne ma yow El Hadj Faye fu mu nekk xam nga ko. moom nga indil ma ko parce que amoon na caractère boo xamante ne bii su waxee ak yow
noo def da ngay def su ma demee ma ñëw bu may indi ak El Hadj Faye ñëw mu ne ma ah bon kon xam nga fu mu nekkoon kon mais xam nga ñooñu génération boobu lañ ñooñu ku ci nekk ci ñoom Ndiaga Mbaye dina la loo xamante ne bii war nga mën a déplacer wu ñëw ci bisam. waaw soo ko defee moom la soo ko deful ñun duñ la ko imposer parce que ay ñun doom lañu foofu la ñu taxaw quoi mais en tout cas xam naa ñun ñi nga xamante ne bii ak génération bi nga xamante ne bii maa ngi nekk ak ñoom dinaa leen ji loo xamante ne bii wax dëgg yàlla ñoom su ma xewlee dinañ ñëw mais ñële ku ci ñëwul wax dëgg yàlla aussi man garaaw mais sa diggante ak moom xëy na peut-être parce que faut pas nga dugg ci xelu nit ki wala nga bëgg a dugg ci bëgg ko imposer loo xamante ne bii xëy na peut-être non dina ko parce que am na ñu nga xamante ne bii sama papa wax na ma ne bind na ba taay woy jot nañ woy ko am na ci ñoo xamante ne bii bind nañu woy ñëw ci sama papa mu corriger ko ak yeneen yu nga xamante ne bii moo ngi fi mais ñooñu ku ci Ndiaga Mbaye jaralul déplacé mais ñun duñ la forcer à ce que nga ñëw mais ñun dinañ def loo xamante ne bii buñ la gisee dinañ la jox cëru baay dinañ la jox cëru bàjjan cëru tànk parce que ñun loolu la ñu xam ci loolu la ñu yàq du ñu sax xool li nga saxoon ak moom mais dinañ fexee def loo xamante ne bii bu ëllëgee di nga ne ah doomu Ndiaga Mbaye ci kat ni ma xoole wala na ma waxee dinañ la jox cër bi mais ñun ñi ñu moiseel ñuy suñu ay xarit du suñu ay àndandoo dinañ def de sorte que bu ñu xewlee wax dëgg yàlla ku ci ñëwit dinañ xam ne noonu la mais duñ forcer kenn à ce que nga ñëw parce que moom vraiment loolu bi ci des mooy autorité yi ñun présidence fondation xaw ma lan man xaw ak servir le Sénégal man xam yow du ma leen sax sollicité mais yooyu yëpp bind nañ fa servir le Sénégal présidence ministère de la culture ba ci tonton Youssou boobu ngay expliqué parce que suñu nijaay la ñu sama papa nekk nijaayam noonu la nekk suñu nijaay moom aussi xam na li ko war ba tax na xëy na peut-être mu jël ñu boole ñu ci benn compilation bi nga xamante ni moo fi amoon Abou Djibolo man Ami Collé Bouba Kirikou parce que xam na ne seqoon na ak Ndiaga Mbaye loo xamante ne bii ak kii toog loo xam ne nii xëy na peut-être warta mën a xalaat ni doomu Ndiaga Mbaye war na fay mën a nekk du ma ko woo na ma donc léegi li ci des nag xëy na peut-être problème mu jot la ak problème mu temps ak problème mu calendrier parce que Youssou aussi ku ko xam ne tellement chargé donc doo ko blâmer ci woowuma wala dégguma ko mais xam na ne maa ngi parce que seq nañ ba benn affaire bu nga xamante ne bi defoon nañ ko mooy li ma lay expliquer rek nit ki daal li ko war xam na ko bu ko defee wax dëgg yàlla su ko deful aussi tamit que ça soit muy jot gi wala muy loo xamante ne bi moo ko teree def ñaanal yàlla mu feex mais yow mi nga xamante ne bi yaay intéressé jéem a la def loo xamante ne bi dinañ xam ne yow yaa ngi ci yoon wi wala loolu moom solo te ñoo ngi ci même question bi sax yaakaar naa ne dem naa ci yaakaar naa wax naa ko parce que dama ne tey jii man bi ma nga xamante ne bi maa ngi jóg di dugg ci aar bi tey jii retard la mais du retard sax boo dee xool parce que yàlla moom mooy xool lu ko neex mu di ko def mais bi ma nee jógee ne damay dugg moom daf ma ne doo woy daf ma ne jamais doo woy ci àdduna ma ne ko ah mu ne ma déedéet doo woy parce que man du ma woy ngay woy ma ne ko baax na kon dégg naa la mais bi ma demee ba xam ne man mënumaa bañ a woy parce que loolu moo nekk ci man ba dem toog ak moom waxtaan ak moom ne ko nag góor gi mu ne ma ne ko man yow man dama gis ñi nga xamante ne bii ñëpp sa njaboot lañ mu commencé ko ci sa ay jarbaat sa ay mag sa ay rakk ak yi demee noonu yëpp ku ci nekk ci ñoom li la war ci ñoom def nga ko parce que gis naa ku ci nekk ci ñoom bu weer dee da ngay jëlee ravitaillement di ko yóbbu ci ñoom mu ne ma ne ko pourtant tu fus gendarme mu ne ma ne ko mais amewuloo ko ci salaire gendarme mu ne ma ne ko def nga quartier mais amewu ko ci soldaaru ci salaire militaire donc yaa ngi ko amee ci page ci xaalis woy mu ne ma ne ko mais man dama bëgg woy parce que deret boobu moo nekk ci man dama am ay doom ñaan yàlla am doom am naa ay jarbaat am naa ay rakk ak mag te lii la war ci ñoom moo ma war ci ñoom te ci lii laa ko bëgg ci laa ko yaakaar mu
toog xaar man ok kon léegi baax na mën nga dem woy mais dafa neexoon nag boo woyee lu neexul moom bul ne maay sa papa xam nga waaw juruma la mais xam nga pour wax rek ne la mais kenn du am sa yëf kenn du am sa yëf moo la ne lii yaa ko war a yëkkati yaa ko weneen ngay xaar ku ñëw di la ko weneel kenn du la ko defal yaa koy yëkkati kañ wene ko soit ñoom ñu gis ko ñëw ne la ah ni nga ko wenee kat baax na mais est-ce que soo ko defoon nii wala soo ko defoon nii du gën a baax kañ mais kenn du la xaar pour ñëw di la yëkkatil sa yëfu jàmm mais ñoom li ñuy xaar ci ñoom mooy ndimbal rek parce que dafa am lu bari li nga xamante ne bi yow sa jëm bopp bu fekkonte ne moyens yi nga xamante ne bi moo ngi fi wallahi lazim leer na yàlla suñu borom duñu bind kenn mais nag amuñu ko te loolu nga xamante ne bi ñoom loolu leen di solliciter aussi dañ ko def pour que pour budget la pour subventionner artistes yi moo tax ñu bind leen mais su doon ne dañ ko am wallahi lazim duñ ko laaj ndax kiñ koy defal mu nekkoon tey moo ñu ko gënal adduna ak li ci biiram tey boo ko doon am ci turu Ndiaga Mbaye nekk fii nga di ko gis wallahi lazim moo ma ko gënal parce que xam naa xel moom sama maanaam nekkinam ak man ak nga xëy jàkkaarloog moom rek ni mu doon def ci ñun loolu ay milliards loolu moo ñu ko gënal parce que daf doon expliquer ne da ngay wax kii amul ngor mu ne ngor moom ku ko jaay rek amoo ko woon ngor ku ko jaay amoo ko woon parce que ngor neex na neex boo xamante ni doo ko am di ko jaay déjà ñooñ nga di leen gis rek dafa am lu muy def kon loolu la rek Moustapha kontaan naa de wallahi lazim kontaan naa tey li nga boole dafa bari te da nga boole Baye Modou da nga boole sang Mbaye Thiam da nga boole sang Mansour da nga boole Cheikh Moussa parce que Cheikh Moussa mooy Mansour mooy Baye Modou kon yow boo teewee man damay am fierté tey damay gën a xam ne kon man maa ngi ci yoon alhamdulilah. waaw mais xam nga loolu aussi wax dëgg yàlla mooy li ma wax sànq rek li ma doon expliquer sànq nii rek xam nga nit ki d'abord ñaar moo ko tënk mooy bëgg-bëggam boo bëggee ba pare mais itte bi nga ci am mu jaral la nga jóg déplacé wu fekk ko foofu parce que farlu gi quoi nga xamante ne bi moom maanaam jinn la loo xamante ne bi war na la jaral nga déplacé wu kii daf daan jógee Tëngéej di ñëw Pikine bi sam papa nga xamante ne bi làqu na day jógee Tëngéej di ñëw Tivaouane bu ñëwee Tivaouane def fa ñaari fanam wala def fa ñetti fanam mais da koo jaral Ndiaga Mbaye amaana jine ko loo xamante ne bii jaral na ko te bu fekkente ne sax dafa am luy am ci diggante bi moom lañ war a remercier ndax moom moo daan ñëw fekk góor gi mu toog mu ne ko kat am na sa benn xarit bu la bëgg jël ko yóbbu ko ci moom mu teral ko mais bu fekkente ne keneen ak keneen noonu la demee mais Tivaouane dina fees parce que ñi nga xamante ne bi ñoom la ko seqaloon bu leen ko jaralee mais Tivaouane hommage ba kenn du fa xaj mais ku ñëwul aussi xëy na peut-être dañuy jàpp ne ñàkk jot man du ma jàpp ne jaralul Ndiaga Mbaye jaralul kenn déplacement wala lazim du ma ko wax mais damay jàpp ne xëy na ñàkk jot la ñàkk jot ak am xëy na peut-être itte bu nga xamante ne bii wax dëgg yàlla tamit gën a jege gën a yey mais ku ne wax dëgg yàlla Ndiaga Mbaye waral na la jaral déplacé wu et puis jaral na la ko sax intérieurement xëy na peut-être kañ peine bi ak xëy na peut-être jamono moo toll foo xamante ne bii yi ci nekk yëpp bari na mais ku ne wax dëgg yàlla Ndiaga Mbaye jaral na la ko bon que mu réussir wala mu bañ a réussir ñun suñu itte mooy dañ ko def Tivaouane bu ko defee nga xamante ne dañu nekk auprès de la famille ñëpp xam ne mi ngi fi ñu def ko léegi li ci des nag mooy ëllëg parce que dafay ñëwaat Dakar day ñëwaat Dakar day dem Tataguine parce que Tataguine fa la juddoo fa la yaroo Fatick la jànge entre Fatick Kaolack bi muy incorporé di dem dans l'armée mi ngi jóge Fatick ñooñu ñëpp dañu am cër ci Ndiaga Mbaye je crois que boobu leer na